Jammji Info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info .net. C'est une belle animation, merci. ñi ngi nuyu waa ASC Grand Yoff yëpp di jiital ci nuyoo bi le président de l'ASC di nuyu le président de l'ODCAV de Dakar donte loolu la sant ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu le président de la zone 7B Doumbia di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew muy chef de quartier muy imam ak ñëpp ñi nga xam ne ci ASC bi la ñu nekk dëkkandoo yi mag ñi ndaw yi góor ñi jigéen ñi di rafetlu mobilisation bi nga xam ni moom moo am je crois que li xew ñun ñëpp xam nañu lan la feebar bi ñuy wax coronavirus mi ngi ci àdduna bi mi ngi ci Afrique mi ngi ci Sénégal te Sénégal affaire bi mi ngi yokk bis bu nekk mi ngi yokk bis bu nekk nit ñaa ngi bàyyeeku loolu moo paradoxal feebar bi mi ngi yokk nit ñaa ngi ciy faat léegi bis bu nekk nga dégg ñett wala ñeenti ñu faat mais nit ñi ñi ngi bàyyeeku ku ne xam na ni ñi ngi jëm ci tabaski bu ñu waxee ni ñi ngi jëm ci tabaski nit ñi ñi ngi ci marché yi nit ñi ñi ngi ci salon de coiffure yi nit ñi ñi ngi ci daral yi nit ñi ñi ngi ci magasin yi te loolu yëpp dafa mën a indi benn jeexital boo xam ni mooy wàllaate feebar bi loolu nag moo tax lii nga xam ni moom la ASC Grand Yoff def mu nekk lu rafet nekk lu important maanaam taxaw fii ci zone bi wax ak nit ñi yee leen wax ak ñoom ba ñuy takk ay masque ba ñuy moytu di saafonte di raxas seen loxo ak gel wala saabu boole ci chef de quartier yi boole ci bàjjenu gox yi boole ci imam yi je crois que loolu lu am solo la ñu am yaakaar ni bu ñu fi jógee ak liggéey bi nga xam ni moom la ñuy continuer di def sur le terrain dina tax ba feebar bi dina fi wàññeeku wala mu jóge fi ba set wecc loolu daal wax dëgg yàlla ñu ngi ciy félicité taxawaay bu rafet bi nga xam ni ASC Grand Yoff taxaw nañ man nag ci liñ ma wax mooy ASC Grand Yoff bu ñu jógee taxaw ñëpp toog loolu dégg naa ñu wax ko quelque part wax nañ ma ni mobilisation moom ASC Grand Yoff ñoo ko dàq ci Sénégal ba mu daj waaw loolu wax nañ ma ko mobilisation boobu nag moom la ñu bëgg ñu utiliser ko pour wax ak nit ñi ñuy takk seen masque ASC Grand Yoff ñoom rek bu ñu jógee yaakaar naa ni coronavirus mën na jógee waxuma la zone ASC Grand Yoff mais mën na jógee ci commune bi yëpp mën na jógee ci Sénégal bi yëpp donc ñu am yaakaar bu baax a baax ci ASC Grand Yoff dans le cadre de cette compétition. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi. waaw ñi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci initiative bi nga xam ne jël ngeen ko boole ci ASC Grand Yoff fierté la ci ñun maanaam lu mel ni ñu yëkkati ko sur le plan national ñu boole ñu ci ñun pour ñu wax ak suñu askan. li ëpp ci li ñu xamee woon mooy ci sport mais bu ñu demee ba am lu xew ci biir dëkk bi te ñu def sport maanaam wareef la ci ñun ñu jóg ñun ñëpp takku jéem a xeex loolu pour jëlee ko fi. li xew nag defe naa ñi fi jaar ñëpp jot nañ ko wax maanaam feebar la ba nga xamante ne bàyyiwul xale bàyyiwul mag donte xale bi mën na ko dal mu nekk porteur sain mais li mu war a xalaat mooy moom mën na continuer chaîne de transmission bi yóbbu ko ci këram wàll ko fa ñeneen wala fay mag ña nga xamante dina leen lotta bu boobaa moom responsable lay doon kon li ñuy wax suñu askan di ko wax waa communauté bi mooy ñoom ñu conscient ci seen bopp ba pare mu nekk benn responsabilité individuelle ba nga xam ne ñoom ñoo koy jëlal seen bopp xam ne xëy na ñoom bu ñu wóoloo seen bopp tamit lii lor keneen mën na jaar ci ñoom ñu fexe xeex ba loolu maanaam bañ a jaar ci ñoom di dem ci keneen kon donc responsabilité la kenn ku ci nekk ci ñun dafa war a conscient war a xam ne man damay jóg fexe ba lii nga xamante ne dafay lor doomu aadama du jaar ci man pour yegg ci keneen defe naa kon initiative bi bu ñu ko jëlee boole ci ñun waa ASC Grand Yoff ñun waruñu nekk en reste loolu moom moo waral mobilisation bi ngeen gis depuis ce matin ñu jóg ci 8 secteurs yi nga xamante ne ASC bi moom la compté ñu dem ci secteur ba ci nekk li ca war ci ay loo ñu jox leen ko sensibiliser leen expliquer leen defe naa mbir mi nag lancement la parce que dañ ko tàmbali ci bisu tay bi maanaam mun lu officiel la nga xamante ne jaar nañ ci secteur yi wax leen mais du ñàkk comme ni ñu ko doon defee ci ASC yi secteur bu ci nekk dañ fa am cellule bi ci nekk dañuy réunir après lii waxtaan seen biir jéem a xool ni ñuy prolonger liggéey bi maanaam di dugg ci biir kër yi
di toog ci mbedd yi di expliquer nit ñi di leen conscientiser ci la nga xamante ne moom mooy li xew li ñu dal nag te li gën a métti ci Sénégal mooy lu xew ñu am luñ ko jiiñ lii dafa xew ñu jiiñ ko politique wante même bu nekkee politique la wóoru la moom la wala du moom kon fagarul rek moom mooy li ëpp solo kon ñi ngi leen di nuyu yéen ci initiative bi di nuyu maanaam suñu personnes âgées yi di nuyu maanaam suñu sages yi parce que tey ñëpp ñoom ñoo mobilisé wu li ko dalee ci président ya nga xamante ne jaar nañ ci ASC ñoom Adama Bakayoko ñoom Abdoulaye Der ñoom Boubacar Camara ñoom Khalifa Sall ak responsable yëpp yi nga xamante ne ay porteurs de voix lañu ay personnes morales lañu dem nañ sensibiliser leen waxtaan ak ñoom ñu rafetlu bis bi ñiy joxe seen i contribution ñi mën a ñëw ñi mën a ñëw toog féetewoo di ñu ñaanal pour bis bi réussir kon ñi ngi remercier ñooñu ñëpp li leen ñaan ñoom tamit cër boobu leen suñu borom jox ba nga xamante ne bu ñu waxee nit ñi déggu leen ñu jéem a utiliser cër boobu dugg ci biir askan bi wax ak ñoom ba li nga xamante ne dañu koy xeex suñu borom defal ci jàmm ak salaam ñu mën ko réussir incha allah di remercier aussi président Ibrahima Dramé président Modou Yama ak comité directeur bu ASC Grand Yoff yëpp parce que durée bi gàtt na naam wante nag réussir na la nga xamante ne soo doon ci beneen askan ci beneen gox mën nañ def ay weer pour mën ko réussir mais ñoom ci durée bu gàtt ci une semaine 2 semaines fexe nañ ba sensibiliser waa Grand Yoff réunir ay dons fexe ba dem ci secteurs yi jox leen ko kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di dalal suñu xel ci ne maanaam flambeau ba nga xamante ne ñi ñi jiitu ñoom black yi ak ñeneen ñi nga xam ne yow kiti woon nañ ko fii Grand Yoff ñun suñu xel dal ci nañ ci ne du yegg suuf ndax jeunes yi ñu am xam na ne jeunes yu mat ay jeunes lañu ñoo leen di sant di leen gërëm wa salaam. Cette journée est due pour la sensibilisation de la population de Grand Yoff pour la maladie coronavirus. Il faut qu'on sensibilise la population parce qu'on a senti un relâchement vis-à-vis de la population. Même s'il y a un relâchement au niveau de l'État, la population ne doit pas baisser les bras. La population ne doit pas baisser les bras. Cette pandémie existe. Donc, ça est en train de faire des ravages. Chaque jour, on a constaté depuis quelques jours, chaque jour on voit minimum il y a 3 décès ou 4 décès. Donc on doit sensibiliser notre population, au moins la population grave, pour qu'on ait plus de cas, 0 cas, surtout les personnes âgées, et sensibiliser aussi les enfants. Ce que je peux dire pour la population, certes on va vers la Tabaski, on ne doit pas faire de relâchement. Donc surtout dans les lieux de vente de moutons, les salons de coiffure, il ne doit pas avoir de relâchement. On doit toujours veiller sur notre santé parce que c'est ça qui prime d'abord la priorité. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc mobilisons-nous, concentrons-nous sur notre santé. Les autres acteurs, je les sensibilise eux aussi, essaient de faire ça pour leur population. Parce qu'on n'a que ça, chacun a que sa population. Donc c'est à eux aussi de faire passer le message. Certes, la maladie, on a un problème de communication. La population, ils ne se sont pas vus sur la communication parce qu'il y a trop de laisser aller, il y a trop de dire aussi. S'ils avaient passé une très bonne communication, la population n'allait pas douter est-ce que la maladie existe ou n'existe pas. Existe ou n'existe pas, on n'est plus dedans. La maladie est bel et bien réelle. Donc mobilisons-nous pour notre santé, c'est ça qui prime. Merci. waaw tey li waral bis bi tey yaakaar naa ne mooy li nga xam ne moo lëmbee adduna bi mooy feebar bi nga xam ne ñu ngi koy wax coronavirus ñun nag suñu gox amuñ lu dul suñu gox amuñ tamit aussi lu dul suñu ASC parce que yaakaar naa tey bu ñu dee ba ne coronavirus tey dafa andi crise tey si adduna bi yëpp andi problème si adduna bi yëpp kon tey yaakaar naa tamit ñun ñi nga xam ne tey ñun ñoo dëkk si gox bi tey ñi nga xam ne tey même bu nekkee tey ñun ñoo fi nekk ay acteurs yi nga xamante ne tey ñun ñoo fi nekk ñun mënuñ def lu dul ànd ak suñu gox tamit jéem a xeex li nga xam ne mooy maladie bi waaw yaakaar naa moom sensibilisation bi moom mënul ñàkk ci préparation tabaski bi parce que booy xool tabaski bi dafa nekk loo xamante ne ni marché yi ñu ngi fi magasin yi ñu ngi fi daral yi ñu ngi fi tailleur yi ñu ngi fi salon yi ñu ngi fi kon tey li ñu leen di wax tamit leen si gën a ñaax mooy nañ bàyyi xel si loolu parce que feebar tamit existe na te aussi am na kon tey yaa xam booy dem si daral jëlal say matuwaay yi war jël mesure de barrière yi masque jëlal lépp bul wóolu dara aussi tamit bu ñuy dugg tamit si marché yi tamit ñu bàyyiwaat si xel xam ne tamit feebar bi existe na mu ngi fi en tant que nag ñun ay acteurs nawetaan tamit parce que xam nañ nawetaan ku si nekk xam na li muy jëriñ Sénégal ak tamit mobilisation bi si am li ñuy mobiliser gars yi ba di ko mobiliser jeunes yi si koñ yi ba si terrain yi dañuy demee dañ ko war di sóor distance bi ñu koy bàyyi di sóoraale lépp loolu daal lañ si mën a sànni di wax tamit aussi tamit di si yokku tamit tuuti mooy mobilisation bi ñu def tey tamit bugguñ tamit mu yem fi tey parce que booy xool tey koñ bu nekk jox nañ leen ay siwo jox nañ leen ay gel jox nañ leen ay saabu
même bu nekkee dañuy jéem a trouver waat yeneen moyens yoo xam dañ koy amaat soit mu nekk pôle wala mu nekk say ay zel wala dañ ko jéem a xool nan lañ koy lancer waatee ak tamit di yokkaat masque yi ñun daal pour wax leen ñun en tant que ay acteurs yi nga xam ne ñun ñu ngi fi nekk ñu ngi si ginnaaw population bi tamit lépp lu si war ba Covid bi di jeex nañ ko accompagner. Jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info point net.